salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu yéen a ngi ànd ak seen télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs tey ñu am mbégte bu yaatu ñëw fii si quartier Thierno Kandji ki ñu fi tax a indi nag mooy ki nga xam ne mooy Pa Abou Camara nekk responsable politique nekk un assureur nekk koo xam ne mën nañ ko tuddee le leader de la jeunesse diourbelloise tey jii moom lañ seet si sunu 23e numéro seen émission noo ko dundee présenté par votre fidèle serviteur le professeur si caméra bi Gora Diallo réalisation El Hadj Babacar Sabl kon Gora danaan coow rek diggu si biir kër Pa Abou Camara sekk ak moom li nga xam ne mooy waxtaan aco mon am yi ñu dem. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu yéen a ngi ànd ak seen télévision Moubarak TV la télé des valeurs ñu am mbégte bu yaatu tey ñëw suñu 23e numéro seen émission noo ko dundee présenté par votre fidèle serviteur le professeur si caméra bi comme toujours l'incontournable Gora Diallo tey ñu am mbégte bu yaatu ñëw fii si kër Pa Abou Camara nekk responsable politique bien nekk aussi assureur si wàllu liggéeyam tey jii moom lañ sekk ak suñu 23e numéro seen émission noo ko dundee ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ni topp saa su ne seen télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs Pa Abou ñoo ngi lay nuyu. waa Moubarak TV di nuyu seen auditeurs yëpp di nuyu tamit waa Njaareem ak yëpp. kooku moom mooy Pa Abou Camara nekk responsable politique nekk assureur fii si diwaanu Njaareem soo ne Pa Abou Camara xel yi day dem si Sonacos dem si Sunuor mu nekk une longue histoire diggante moom ak Sonacos Pa Abou Sonacos moom fu mu toll léegi sa diggante ak Sonacos lan la parce que dañ daan gis da nga si daan yëngu. waaye gëj nañ laa dégg si équipe bi lan moo xew. ku ne Pa Abou da nga ne Pa Abou Sonacos la waaye depuis daaw pour bañ leen fan depuis daaw dama xaw a jël recul tuuti quoi si wàllum football bi ndax xëy na sama liggéey moo ma ko mayatul ndax ku nekk xam na ni dama yor sama wàllum liggéey sama wàllu boîte bopp te dafa xaw a sensible trop. te dama ko délaissé woon pour affaire football beeg yooyu noonu mais léegi te tamit sama njaboot tamit comme que du ma nekk weekend laa doon nekk ak ñoom mais weekend bi dama doon dem si ay fu nekk si Sénégal ay Saint-Louis ay Thiès ay Dakar ay Kaolack ak yëpp di dem football donc wax dëgg yàlla nag te loolu àq la tamit moo tax ma ne naa xaw a noppalu ko tuuti si wàllu football bi ba si kanam daal. Pa Abou li nit ñi di wax ne Sonacos dañ ko relégué au second plan maanaam dafa wàcc looloo tax nga reculer est-ce que loolu wér na wala wérul pour nga leeral ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi topp la chaîne télévision Moubarak TV di ko topp saa su ne aussi seen question la question bi question penc mi la question jeunesse bi la mais question yoo xam ne dañu bëgg sport bëgg Pa Abou Camara est-ce que nekkut Sonacos li mu wàcc moo tax nga reculer. loolu moom wax. daanu sareet la ngay nekk si benn mbir muy neex soo demee ba mu naqari tamit da nga ca war a toog àndandoog di xeex buñ fàtte ni tamit Sonacos wàccoon na fi wàccaat fi te loolu lépp maa ngi fi woon ba mu wàccee maa ngi fi woon te ñu nga xamante ne seen loxo jaar na si ñu yéegal équipe bi si laa bokkoon donc bu ñu wax ni ren dafa wàcce rek may soog a reculer non loolu sax. ba tey yéen a ngi ànd ak seen télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs seen émission noo ko dundee tey jii ñu am mbégte bu yaatu ñëw fii si kër Pa Abou Camara nekk responsable politique fii si diwaanu Njaareem dañuy des si li nga xam ne moom mooy wàllu Covid bi génn si wàllu football bi ñu gis ne Pa Abou le président de la République bi nga xam ne moom ngeen di jàppale dañu on vit avec le virus gis neen ne tey jii virus bi mi ngi wàññeeku mais am na relâchement population bi relâché wu nen ban jàngat nga si am. am na relâchement bu baax a baax vis-à-vis de la population même man mii tamit xam nga rek maa ngi nii di wax ak yow takkuma sama masque ak yooyu noonu respecté wuñu bu baax mesures barrières yi donc am na relâchement mais je pense que ni xëy na ñaan yi moo ñu ci jàppale quoi Covid baa ngi fii loolu lu am la nit ñaa ngi siy faatu bu baax a baax nit ñaa ngi feebar nit ñaa ngi wér mais xëy na tamit ndimbalu sunu borom rek moom moo ñu jàppale ndax soo xoolee les premières puissances mondiales
Covid baa ngi leen bëgg a rey France barki démb nga xamante ne moom moo ñu colonisé démb lañ defaat benn couvre-feu de 6 heures de 21 à 6 heures du matin donc te ñoom ñoo ñu gën a xarañ ci ay wàllu médecine ak yooyu noonu waaye nag su fekkee Sénégal yàlla daf ñoo dimbalee ba nga xamante ne mbir mi dafa reculer bu baax xëy na ñaane la tamit quoi ñii ñaan sunu borom rek sunu borom gën ñoo dimbale tamit ba mu dindi ko Sénégal dindi ko ci àddina bi yëpp. social. donc wàllu Covid bi xam nga man waa kay comme que da nga ne wàllu social loolu dinaa ci d'accord ndax Covid bi kenn ñu bëri gisuñu ma ci nii comme gars yi nga xam ne dañuy politique ndax man mbirum loo xamante ne mbirum ay tawat la wala ay coono yooyu noonu ñun duñ ko politiquer donc ba mu amee commencé nay ci man ak sama yenn xarit yi ñi nga xamante ne ñooy mu neex ak mu naqari ñun ñooy ànd guddeeg ba ceeg muy waa quartier général comme ni ko gars yi xamee donc def nañ suñu contribution dem nay sensibiliser avant gars yi jóg di wax ay mbirum raxasoog yooyu noonu dem nay def suñu bidon di yóbbu suñuy saabu gars yi fekk si nañu si bon sant yàlla donc ñu war a dimbale tamit si wàllum ay masque ak ay gel donc def nañ ko si loo xamante ne si sutura yàlla rek moo tax ñuy def tamit quoi. pour relancer communication. non xam nga loolu suñ ko waxee tamit xëy na bon xam nga nit moom àddina bi moo demee noonu soo defee ñu wax soo deful ñu wax mais ku xam waa quartier général ñu mel ni ay Etienne Ngom xamante ne bokkuñu sax gis-gisu politique Maysa Gningue Lamine Dramé ñoom ñëpp nekk foofu ñu ne Pa Abou Camara moo leen jiite xam nga loolu mooy insulter ces gens-là donc ñoom dafa day di ay nit yi nga xamante ne maag ñoom ànd nay plus de ñaar fukki at ñooy ànd Dramé ko ñëpp xam nañ ni maag moom bañ nekkee xale ba léegi ñooy ànd Kalilu sama rakk la Maysa sama xarit la ñoom Etienne ñuy mag la ñu tout ça donc ñun loolu la mu neex ñu am daraja ñàkk am daraja ñun on se retrouve là-bas waxtaan échangeante ay idées mais si wàllum politique kenn ñun nag ñoom ñëpp bokkuñ sax wàllum politique ñii far nay fee ñii contre nay nguur gi damay toog yenn saa yi gars yi di sànni nguur gi xeer ñii di défendre ak tout ça donc loolu. dañu gis ñi nga xam ne mooy waa quartier général au début dama amoon buzz. bon c'est que quartier général xam nga mbir mi du lu nekk saa su nekk rek ngay def mbir soo leen xoolee quartier général moo ngi commencé ba mbas mi tàmbalee. ba mbas bi tàmbalee lañ commencé quartier général di waxtaan ak tout ça ba léegi quartier général am na xëy na direct yi moo amatul mais quartier général ba léegi am na soo xoolee si portable yi ñoo ngi échangé ay Facebook ak tout ça lépp du lu nekk tamit la ñu mën a divulguer si presse beeg yooyu noonu quoi quartier général daal mooy benn genre xadaara la rek ab xadaara la xamante ne dañuy toog di waxtaan. di sottante ay xalaat loolu dong la waaye su fekkee wàllum nag ay direct yu ñu doon def ak invitation yu ñu doon def dina tàmbali su neexee yàlla ay fan yu néew sax. jërëjëf ba tey yéen a ngi ànd ak seen télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs tey ñu am mbégte bu yaatu si suñ 23e numéro seen émission noo ko dundee ñuy dalal ki nga xam ne mooy Pa Abou Camara nekk responsable politique mais aussi nekk assureur ñu koy jaajëfal bu baax a baax si dalal bi mu dalal fii si këram Pa Abou suñu wéyalee waxtaan bi rek dañuy ñëw si li nga xam ne moom mooy wàllu politique dañu gis ne Pa Abou Camara politicien la mais nee neen Pa Abou Camara day toppaate rek Pa Abou Camara ak Dame Diop Pa Abou Camara ak Moustapha Guèye Pa Abou Camara ak docteur Soumaré Pa Abou Camara jeunesse bi bëgg nañ ko et la jeunesse diourbelloise réclame la candidature de Pa Abou Camara lan nga leen di tontu yóbbanti jeunesse bi la nag. dinaa seen yóbbante waaye nañ xam ni Pa Abou Camara le 25 mars 2017 la dugg ci langam politique bi 2017 ak léegi je pense que ni 3 ans la. 6 mois loolu yàggul su fekkee ay wàllum toppaate gi la ba xëy na nin ko gisee ñoom loolu la waaye de man de maa ngi yor sama mouvement taxu saskan nekk si biir coalition Benno Bokk Yaakaar ñu jox ma fa sama cër lool nag su fekkee nag li ñuy wax toppaate la mooy yenn saay da ngay gis ab cérémonie am ñu ànd ñun ñëpp loolu mooy toppaate dinaa yàgg toppaate ndax ñun ñoo ànd di liggéey ngir président de la république man sama wàllu bopp du ma def mukk loo xam ne lay xaajaloo
li may def mooy ñu ànd di dóorandoo pour l'intérêt d'abord de Diourbel après tamit pour satisfaire le président de la République. Paa bu Camara dañ la xamoon ak ki nga xam ne mooy le DG Moustapha Gueye da ngeen a àndal. gis-gis si wàllu politique. non du question mosuñoo ànd si wax ay politique ak yooyu noonu xëy na li ma la doon wax sànq rek naam sama xarit la xarit bee jiitu politique ñaari nit su nekkee ay xarit ñu bokk même vision politique su ñuy dem dañuy ànd xëy na loolu amoon na waaye nag du chaque jour nag nga ànd ak nit ki li mu bëgg dama koo bëgg li mu bëgg moom dama koo bëgg waaye nag ñun ñëpp soit plus clair président. waaw soit plus clair pour nga gën a leeral ci spectateurs yi. li mu bëgg dama ko bëgg nga leeral ko. li mu bëgg si réussite politique di defar njaareem moom laa bëgg man mi Paa bu Camara ndax tey jii ba ma demee ne damay taxawal sama mouvement ne damay politique dafa am li ma bëgg xëy na nag dafa jotagul waaye réussir si am carrière politique moom laa gën a bëgg defar njaareem laa gën a bëgg loolu la du intérêt personnel intérêt collectif. kon dafa mel ne tontu nga jeunesse bi nga xam ne dañuy réclamer votre candidature. waaw loolu dama si kontaan bu baax a baax ndax tey jii su fekkee am na ay nit yu bëri nekk na si dëkk bi ñii ay ndaw ñi ay mag xam nga tey jii ñi ñuy wax ay jeunesse xam nga langue politique bi gars yi dañuy jaawale ñu bëree bëri am na nit ñi yoo xamante ne ay kilifa lañ si langue politique bi maguñu maa leen mag te gars yi xamuñu loolu ñoo xamante ay responsable yu mag lañ man wóor na man fii responsable yu fi mag à Diourbel su ñaar ñett lay doon. ñeneen ñi maa leen mag xëy na dañuy gis Paa bu Camara dafa jege jeunesse bi Paa bu Camara xëy na kanamu xale bi tout ça lépp mais nay ma féetalu jeunesse bi man daal maa ngi si jeunesse bi te jeunesse bi lépp lu ñu bëgg rek maa ngi ci. des si question politique yi dañu gis ne seen parti bi muy parti APR bi nga xam ne tey jii bokk nga si kilifa yi bëri na cacophonie Dame Diop suy xëcc fële Moustapha Gueye di xëcc fële docteur Soumaré teewut mi ngi ànd ak ki nga xam ne mooy Dame Diop mais il a des ambitions politiques yow mi nga xam ne aussi am nga si langue nga bokk am nga ay ambitions politiques est-ce que loolu soo leen demee ba élection municipalité yi Malick Fall du leen defaat ni mu leen defoon. wax la leen Cheikh. képp kuy politique di nga am ambition mu wax ko ñàkk wax di nga am ambition mais est-ce que ambition mooy bëgg mairie dëkk bi xam nga looloo ngi si ba pare tamit gis nga xëccoo gi nii def nii ku nekk di aw fee mais loolu day tax rek day gën a dëgër suñu parti ndax tey jii ñun ñëpp Paa bu Camara su ñëwee jékki-jékki ñëw toog nii chaque jour nga gis ko mu ànd ak Dame Diop ànd ak Soumaré ànd ak Seydou Diop ñii la di dem si dëkk bi tout ça donc bàyyi yeneen koñam Paa bu Camara dafa war a dem koñam togg ko ba mu ñor xomb docteur Soumaré noonu Dame Diop noonu Seydou Diop noonu ku nekk togg sa koñ ba mu mokk mais du caagi ne nag ànduñu ñun ñoo ànd ndax ñun ñëpp président de la république la ñuy liggéeyal loolu dong la. mais li nga xam ne mooy élection municipale affaire gox goxaan la tey jii fekkee la jeunesse comme nous réclamer votre candidature déenu ko wax ñu ko si benn sondage bu mu defoon ci internet bi ñu ne Paa Abou Camara dañuy réclamer mu am fit takk fitam jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy mbëri nekk si dëkk bi jeunesse bi dañ leen gàntal. xam nga tey jii ay am fit dañ koy wax keneen ku dul man fit moom kenn du ko wax te waxoo ma fit moom am naa ko bu baax a baax nga xam nga lépp loo gis da ngay am yar man sama wàll boobu dama am yar gis nga su fekkee da nga nekk ci benn parti ñu ne yi déet waaye da ngeen am jiit muy Macky Sall mooy seen jiit élection locale yi Macky Sall du ñu bàyyee noonu ñu ne acca ku nekk allez léegi c'est élection locale la ku mu neex na poser candidature am loolu. parce que président Macky Sall war na tànnal Diourbel nag ku leen di jiite. non mais dëgg la du ñu tànnal mais dina si am loxoom dina si dugg ndax su si loxoom duggul kon nan la ñuy demee. cacophonie lay demee. donc fokk moom it dina ne su ma sañoon kat
ngeen jiital kii xam nga loolu mooy yëfu kilifa. te je pense que ni loolu la war a amee mais na seen xel dal ñun réeréwuñu bon pour man responsable yi fi nekk yëpp ñun ñëpp a ngi waxtaan ku nekk xamante ne tout ça lépp suba soo fi ñëwee si heure bii di nga fi fekk le ministre Dame Diop suba heure bi soo fi ñëwee di nga fi fekk ministre Dame Diop donc sumaaree mën na gisante la fi ngeen beeg tout ça de réeréwuñu ñoo ngi waxtaanaa ñun ñëpp ñoo ngi waxtaan mais daal lu may ñaan rek mooy lépp nay jiital intérêt njaareem loolu doo nga am solo. si foofu la ñuy des muy le ministre de l' emploi de la formation professionnelle de l'artisanat monsieur Dame Diop dañ ne léegi yéen ñaar yéenay ànd moom ngay liggéey. waaw su la neexee moom laay liggéeyal xam nga tey jii nit ñi dañuy gis ñaari nit ñuy ànd. non soit plus clair. Dame nga liggéey wala liggéeyaloo ko. Dame askan wi ngay wax. léegi dafa Dame Diop lay liggéeyal. sama mouvement. taxaw saskan mais je travaille pour le ministre Dame Diop te su ma sañoon tey jii Dame Diop ñëpp waa Diourbel gën koo dooleel responsable yi nekk Diourbel yëpp gën a dooleel le ministre Dame Diop. tey Dame Diop su amee ambition nekk maire Diourbel kon yow da ngay. su nekkee amee ambition nekk maire Diourbel. ñu waxtaan si ñu jàppale ko. dama koy jàppale à 100%. léegi jeunesse bi nga xam ne dañu bëgg nga doon maire nag yow. non su fekkee non xam nga tey jii man ma wax la leen. xam nga pour sama cas damay wax la nga xamante ne mooy dëgg te jeunesse bi yéen laay waxal est-ce que Pa Abou Camara teelul pour ma am ambition maire Diourbel. Pa Abou Camara nga ne yow ñi la mag si politique bi bariwul. non ñi ma mag si politique wàllum âge. ak ñi ma mag si politique. wàllum expérience ñaar yooyu bokkul gis nga àddina bi dara jot a yàkkamti am na ay moments yi nga xamante ne nit ñi dañ lay jay ñu lay jay defal lii man je pense que ni ñi may nekkal yëpp man jay ñu ma ñoo ngi may wax dëgg te suñ sañoon tamit Pa Abou Camara am lu bari Diourbel man musuma toog benn journée dégguma ay ñaan ñii damay woo téléphone di may boole ak ay nit lu nekk maa ngi koy am mais nag dañuy wax dëgg xëy na dafa teel si man wàllum politique kii bi maire Diourbel teel na si man. jeunesse bi laa waxal. wàllum kii bi teel na si man waaye nag dégg naa ko xam nga duñ écarté dara écarté wuñu dara. sondage bi bokk nga si ñu jiitu de. amul problème dama ne la teel na si man. waaye nag écarté wuñ dara. loolu waxu wolof la. waxu wolof la. nay bàyyi rek choix wu parti bi coalition bi ñu def seen choix. tey le président de la république Macky Sall son excellence su ne tey jii nañ jiital ki nga xam ne mooy maire dëkk bi Malick Fall ndax seen relation xam nañ ko da ngeen topp si ginnaawam da ngeen nag tënku si loolu. ah bien sûr lan la mooy président de la république ñun si moom lañ topp mooy le chef du parti su ne nay topp si gannaaw diw dañ siy topp man bokk. xaw ma ñeneen ni tamit ndax xaw ma ñeneen mais man Pa Abou Camara su ma nekk ak nit damay am kilifa su ma ne toppa si gannaaw nit kii dama siy topp. Pa Abou Camara a des ambitions politiques oui ou non te aussi fekkee wii la Pa Abou Camara dafa mel ni moom bëggul dara Pa Abou Camara depuis 2017 yaa ngi politique nit ñoo ngi fal nit ñi mais Pa Abou Camara réclamé woo dara da ngaa bëggul dara wala. xam nga tey ji ngay politique nga ne bëggoo dara loolu. waxu dof la xam nga lan laa bëgg ñuy jiite Sénégal ma bokk ca loolu laa bëgg mais nag gis nga nit tepp da ngay def nànk lépp nga koy togg nànk doon tëb ñetti at ñeenti at juróomi at ma jox la exemple xam nga tey ji da nga ne Pa Abou Camara bëggul dara bëggul poste bëggul dara loolu wax ju yàqu la su ma sañoon mercredi nii Macky Sall nommé ma par décret mais nag du caagi ni maa ngi toog di gën a dooleel sama société ndax loolu moo ma ëppal solo ma dooleel sama société ndax loolu mooy sama patrimoine tey jii le ministre Dame Diop 2007 ministre Dame Diop 2007 la commencé ànd ak Macky Sall dekkal ngor 2012 Macky Sall jël nguur gi 2012 ba 2019 ñan ñoo fi gën a méritant que Dame Diop pour nekk ministre benn ngoog mais yàlla dafa ne 2019 bii lay nekk ministre
Souleymane Soumaré dama la jox exemple 2012 la ñëw di politique di def lu rëy ci parti bi man mii bokk ak moom Thierno Kandji xam naa ni dof la ci wàllum politique day dem ba jeex du tricher 2012 ba 2019 moo ngi soog am nomination c'est 7 ans Pa Abou Camara a fait que 3 ans 6 mois mais su ma sañoon suba la mercredi yi ma am décret saa yu ko suñu borom tuddee rek mu kii. saa yu ko sunu borom tuddee rek mu nekk lépp mi ngi aaju sunu borom di leen fàttali yéen a ngi ànd ak la télévision Moubarak TV la chaîne des valeurs tey ñu am mbégte bu yaatu seen 23e numéro seen émission noo ko dundee ñuy dalal ki nga xam ne mooy Pa Abou Camara nekk responsable politique wax na ko carte gi leer na li ngeen dem njort mooy Pa Abou Camara mi ngi ànd ak ki nga xam ne moom mooy le ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat monsieur Dame Diop moom la gars yi dem laam-laamee moom ngeen dem wax ci restaurant yi di ko ndekkee di ko xëyee mbir mi nag tungu li di teew ñu nataal valable na Pa Abou Camara désormais mi ngi ànd ak ki nga xam ne moom mooy le ministre Dame Diop ànd ak moom liggéey pour intérêt Sénégal kon ba tey dañuy ñëw ci laaj rek tey jii fekkee da nga nuy poser li nga xam ne mooy bilan wu le maire Malick Fall def na bilan wala amul bilan. Diourbel il a fait un bilan du naa fekk Malick def na bilan ñu aidé ko ñàkk ko aidé def na bilan. su fekkee réfectionné mairie Diourbel sax loolu bilan la sàkkantumaak tey ji bus yaa ngi fi même su fekkee du moom bilan la tali yaa ngi fi lampe yaa ngi fi bilan la gis na nit da ngay waxal luy dëgg Malick Fall def na bilan waaye nag dafa des xëy na gestion moo des xëy na tamit ñàkk expérience administration tout ça looloo des mais nag vraiment il a fait un bilan te en tout cas man Pa Abou Camara dama koy féliciter bu baax a baax. sa mbokk ñi nga xam ne yéen a bokk langue politique bi fëgg dënn si wàllu lampadaire yi ku si nekk naan man la DG Moussa Gueye ne moom moo fexe président Macky Sall indi li nga xam ne mooy lampadaire yi ay nitam di ko publier si Facebook bi yaakaar naa ni ñi gis nañ ko le DG Saïd Diop bi nga xam ne moo nekk AEMA la même chose moom it di fëgg dënn ne moom mooy liggéeyee AEMA bokk na si ñu xeex lampadaire yi ñëw. Malick Fall moom it aussi le maire daan ne moom ku mu taaloolu doo taal doo nit ñi kan fële boobu am si APR si benn kii lan lay expliquer Pa Abou Camara. xam nga man loolu du ma si sori ndax soo demee tey jii nga dem Bambey moo ñu gën a jege wala nga dem Jaxaaw Bambey ñoo ko ëpp ay kilifa si wàllum gouvernement bi lamp yaa ngi fa guy soo demee Jaxaaw lamp yaa ngi fa gaañ kon boo kan moo ko fa indi jeex na tàkk. foofu loolu dong laa ci wax. am na solo loolu leer na dañuy ñëw nag si wàllu inondation yi gis neen jamono yi passé inondation yi li mu yàq si dëkk bi bari na trop bari na ay yoo xam naa loolu de gestion wu laaju nu la ko yow mais citoyen nga mais aussi politicien responsable politique nga kilifa nga t'es une voix autorisée ñu gis ne yooyu dafa bari lool dëkk bi ñoo ngi jooy rek wàllu pompage ndax yéen ñi ànd ak waa Dame Diop comme te maire bi moom pomput ndax yéen pare ngeen pour pompe dëkk bi nii ñaa ngi si buru dëkk bi. waa Dame Diop xam nga nee naa la sànq Dame Diop di ànd wàllum politique suma rek ñëpp ku fi nekk war ngaa nekk Dame Diop ndax c'est le ministre moo tax di ànd pour la politique du président c'est la ñuy àndee mais Pa Abou Camara nga mouvement loolu laa la wax. deuxièmement wàllum inondation yi xanaa di masawu tamit yi nga xamante ne am nañ si ay yàqute yu bëree bëri. yi nga xamante ne dañoo génn seen kër di leen masawu di féliciter tamit taxawaayu yenn responsable yi muy responsable politique ak yenn bonne volonté yi si dëkk bi vraiment jàpp na si bu baax a baax ndax xaaruñu état ndax avant le ministre Aly Ngouille Ndiaye di fi ñëw gis ne ni Diourbel vraiment takk woon nay comme di xeex vraiment ndax génn fi ndox mi donc ndox mi wàññeeku na bu baax a baax je pense. mais lu mu promettoon yëpp dara def si dara. kooku moom la ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye. ah man de li ma gis mooy indi nay fi lu mu waroon wax lu mu waroon indi nay ko fi. Mballa yu ñu waxoon ne dañ ko jox les sinistrés ana Mballa yi. waaw loolu moom wax dëgg yàlla mënuma see sori. ndax fekkewu ma ko woon. man naa ko fekkee. waaw d'accord xam nga yow la donc man lu ma fekkewul moom mënuma see sori wàllum nag saupoudrage beeg yooyu noonu yooyu moom Diourbel dafa bëri yoo
li may lancé rek mooy premièrement muy man di keneen suñu bëggee tamit yooyu wàññeeku nay sunu buntu kër yi nay koy bay njëkkee loolu moo am solo nay def comme su mag yi njëkk yi ñu doon def di xëy fajar di bale seen buntu kër ak tout ça lépp donc muy sama buntu kër di buntu kër keneen ku nekk soo jógee di bale léegi nag suñ paree la mairie tamit mu dimbale gars yi tamit vraiment di pompe dëkk bi ndax Diourbel soxla na ko lool ndax am nay jamono yu njëkk maa ngi koy fàttaliku jamono yi Jacques Bonnet la dañ doon toog chaque weer doon nay pompe ay 2 fois yooyu noonu guddi gi di pompe dëkk bi vraiment affaire bi amoon na solo waaye nag xaw ma nag lu tax nag sama waa ji Malick ba léegi nag pompe xanaa ñu laaj ko Ndiasse Fall rek waaw. Ndiasse comme que moom moo doon xeexu pompe poudrage bi ñu laaj ko rek. tey jii li nga xam ne moom mooy commune bi moom moo war a pompe dëkk bi. dëkk bi foo dem soo demee marché bi nga jëm jigéen ñi suñuy jaay dañuy sol ay gants sol ay kawas yow bëccëg bi la mat est-ce que loolu aussi yoon la si gestion bu baax. non gis na mairie bi moom wax dëgg yàlla Malick sama waay la sama mag la waaye vraiment marché bi nu ko yoree moom dara baaxu si dara moom baax foofu ma ànduma ak moom ndax soo demee yenn marché yi à Dakar wala Thiès ñaari dëkk yooyu nga xamante ne laay gën a fréquenté marché yi par guddi lañ koy bale marché Thiès soo fa ñëwee 22h da ngay gis camion mbalit yeeg gars yi di bale di nettoyer gis na table yi nii yu nekk si mbedd mi sañoo koo teg noonu si mbedd surtout loolu oto mbalit bi da koy dem yóbbu ko donc pourquoi ñuy xaar ba ay dimanche ñuy bale dëkk marché bi marché da nga war a te wala tamit ñuy bàyyi ba ay suba teel gi noonu ay 10h 11h nit ñi nekk foofu si marché bi nii di jënd nii di jaay ñuy tonni mbalit mi muy dugg seeni bakkan pour man sama xalaat lan moo gën a yenu maanaam mooy guddi gi su ñëpp wàccee ay 22h dafa am ay équipe dëkk yëpp la dëkk yu mag yëpp noonu la ñuy def ñu dindi mbalit mi guddi gi nga xam ne bëccëg gi su ñëwee vraiment cadre bi dina rafet pour jaay ak yooyu noonu su ñoom tamit xam nga tamit commerçant yi rek fokk ñu tilimal suñ tilimalee guddi nga balewaat man doon noonu laa gisee. depuis marché bi ba mu laxee état du Sénégal dafa promettre woon ne 1 an 6 mois si nañ defar marché bi boobu ba léegi forage daal di xibaar lan nga si wax en tant que doomu dëkk bi. non xam nga moom gis nga état Sénégal bi lu mu waxoon moo ngi ko doon def ndax marché bi soo xoolee commencé woon na ko ba avancé na le maire sax moom wax na ko boppam avancé na bu baax a baax mais nag buñ nëbb suñu bopp ndax pandémie bi nii dafa am lu bëri lu mu gàllankoor. non du question fa lañ ko wéer xam nga loolu lépp si àddina bi la xam nga tey jii du marché Diourbel xam nga léegi maa ngi xool si internet bi le nouveau directeur du stade de l'amitié di wax ni stade amitié ñoo ngi ko war a commencer en janvier 2021 donc pour une durée de 24 mois le stade de Diamniadio mois bi passé nañ ko commencé soo xoolee su ngeen rombee noonu fondation yi affaire yi jóg na ci kaw a kaw boobu lañ ko soo commencé te lan lañ waxoon c'était avant Covid bi dañ ne woon dans 1 mois ñu commencé ko mais avec période Covid bi ñun ñi nga xamante ne nous les entrepreneurs xam ne Covid bi nu muy affecté pays bi ndax économiquement vraiment gars yi dañoo sonn donc xaalis amul si dëkk bi ak yooyu noonu xam naa loolu moo tax day ralentir marché bi tamit ak hôtel beeg yëpp man saa yoo ma gisee Diourbel maa ngi yëngatu xam nga nit politique dama la xale politique du caagi ne ngay def ay bruit di dóor réseaux sociaux yi di def loolu non loolu du politique man boog sama wàllu bopp man loolu politique xam nga la mooy politique kat nga ñàkk sa koñ ba pare ngay toog am ak jàmm sa waa koñ chaque jour sa waa koñ kër yi nga dendali ñu xam ne yaa ngi fi suñ fa nekkee ñu xam ne yaa ngi fi bul dem buñ ñëw si yow yaay dem si ñoom ngay toog buntu kër yi di ataaya di waxtaan ak ñoom man noonu laay politiquer ba pare nga koy def di def politique sociale bi ngay soo génn. waaye nee nañ su leen falee de ngeen fay seen téléphone changer numéro. waaw bon xam nga. ku nekk waaw kay du ma ne la am na kenn du ko def mais ku nekk ak noonu la sunu borom bindee man de Paa bu Camara maa ngi ñaan sunu borom dama koy ñaan chaque jour su man sunu borom naree may daraja dama changé doxalin ma changé si kanam nit ñi di am ay ñu bees bàyyi sama xarit démb yàlla bu ma am loolu man noonu lay doxalee
xam nga ay changer ay téléphone fay sa téléphone mais tamit des fois il faut comprendre tamit il faut que tamit nga comprendre les gens yenn saa yi tu appelles man maa ngi nii ça m'arrive am na ñoo xamante ne dama leen woo léegi nii woo leen 2-3 fois duñ ma jël téléphone soo comprendre da ngay mer mais nga toog le lendemain wala le surlendemain lañ lay soog a rappeler yenn saa yi ñu toog man am na koo xamante ne mën na toog dama koy woo ni mën na toog 1 semaine 2 semaines su may soog a rappeler mais pas woon nga ma de mooy maa ngi jégalu dama léegi ku nekk ak da nga kii man maa ngi nii yenn saa yi nit fu may woo démb am na kenn kilifa gu mag boo xam ne woo na ma dama nekkoon fenn doon am lu ma doon def foofu mais jëluma ko mu insister jëluma ko ba ci guddi ga laa koy soog a rappeler donc loolu lépp la si am. nga am jëw bu rafet jëw boo xam ne jëw bu rafet la ku nekk bëgg na am jëw boobu ñu ne waa APR bi di dal ba Abou Camara moom mooy seen sapeur pompier da ngay fay lakk bi da ngay dégg coow si ay kilifa nga daal sa oto guddi dem seeti leen pour régler ko est-ce que tey jii cacophonie su amee si seen parti pare nga pour defaat le même rôle bi la nit ñi xamee. loolu moom du ma siy jóg du wàllum politique wàllum lépp lu mu mënta doon loolu waruma see jóg. sama rôle mooy sunu rôle man boog sama rôle mooy da ngay fekk ñaar ñi nga xamante ne am na ay réeroo wala yooyu noonu wala si biir parti bi am ay réer nga dem régler ko te loolu ñoo ngi si te chaque jour si laa nekk te suba di ngeen si xamaat dara suba incha allah rabi heure bi jàpp timis di ngeen si xamaat dara am na ñoo xamante ne am na ay mer lañ si biir parti beeg yooyu noonu mais yàlla jagleel na ma am na loo xamante may na ma chance boo xamante ne su ma waxee daal dinañ ko def. te loolu daal maa ngi si sant sunu borom di si sant waa Njaareem surtout tamit ndax lépp ñooma lépp waa Jurbel la ndax tey jii yenn saa yi sànq rek dem naa fi benn sarax da ngay ñëw taxaw ay booy di romb noonu yor seen extrait ma leen di tooñ booy et in ma seen leen extrait yi ñu ne non casier judiciaire lañu wuti quoi ma ne ok ma ne yéen il est 12h30 casier heure bi mu leen ko am 11h la ñuy commencé ñu ne waaye wax nga dëgg de ma ne non daf leen nang si saa si laay jël woo kenn. kooku ne ma nay ñëw léegi ni ñu dem ñu réglé leen après may leen booy soo demee nee leen ko paabu rek benn booy bi taxaw ne paabu ku ñëwee paabu ko war a mën ko wax mu ne ma non danoo defoon ab mag la xam nga loolu tey ji su fekkoon amoon naa jëw ju ñaaw baaxul moo tax chaque jour dañuy gën a dolli sant suñu borom di sant suñuy waajur di sant gi nga xamante ne mooy sunu sëriñ sëñ Saliou Mbacké dama koy gën a sant nga xamante ne may na ma li nga xamante ne ñin ñaa ngi may bëgg te ñoo ngi may bëgg si li nga xamante ne neex na sunu borom. dañuy ñëw ci question bu mujj bi rek ñu jëlee si waxtu daanaka juróomi minute si des muy Pa Abou Camara assureur la. tey jii wàllu assurance lan la nga si liggéey par rapport donc man sama société en courtage en assurance assurance lépp laay def automobile assurance vie aviation maritime maladie tout lépp laay def société laa yor donc direction bi moo ngi Dakar am naa ay 8 agences yoo xamante ne yenn Diourbel am naa Touba am naa Mbour am naa Saint-Louis am naa ba Ziguinchor yàlla daal am waaw am naa Thiès yàlla ngi may suturaal tamit si loolu. yooyu yëpp kan moo la ko toogal. donc bien sûr am na ay représentants ñoo xamante ne man maa leen jël bon suñu borom moo ngi suturaal ma leen jël ñu leen di fay yooyu noonu daal waaw depuis 2008 ba léegi daal. CV Pa Abou Camara fan ak fan nga jaar. bon Pa Abou Camara ba ma juddoo ba am ñeenti at samay waajur dugal nañ ma daara ndax man jaaruma jardin comme gars yi. man moom am ndongo daara la jaar naa jardin ba 7 ans laa duggee école mais ba may nekkee 7 ans école 9 bii laa jàngee loolu moo tax moo école 9 ma fonk ko bu baax te sunu waa kër man maa fi njëkk a duggee école publique donc école 9 laa jaar ba ma jógee école 9 dem naa pôle 6 pôle 6 laa amee BFM ba ma jógee pôle 6 dem naa lycée Cheikh Ahmadou Bamba fa laa amee bac dem université def fa samay 2 ans am dëgg. boobu ay dëgg am donc en anglais ba ma paree foofu bon avec grève Balla Gaye bi donc université bi taroon ma dem defi benn formation en assurance ma def si 4 ans. Votre sport préféré? Bon
football la comme ñëpp ñu ko xamee. sa plat préféré lan la Paa bu. sama plat préféré donc damay bañ gars yi damay rey quoi mais fonde la. Fondé mais fonde naturel bu am bisaab. lan nga xam ne soo ko solee da nga nekk en forme boo tënuy jàng. yére wolof. waay. Paa bu lan ngay tàggu. donc di gërëm ñëpp di gërëm Diourbel di gërëm surtout waa Diourbel di gërëm sama waa koñ di gërëm samay xarit yi nga xamante ne ñoom laa bokkalool ba man dañ nekkee tout tànk ba léegi ñun ñooy ànd di leen sant di gërëm tamit sama naataangoo yi nekk si wàllum langue politique bi yëpp di leen wax ni vraiment nañ ko te si lancé buñ nekk nay bàyyi xaajaloo bi amul solo xaajaloo wuñ sax ku nekk ngi béy sa waar ak tout ça lépp nay def lekk te tamit nay jiite lu nekk nag nay jiital intérêt Diourbel surtout nay bàyyi intérêt personnel bi xam naa kenn du ko si def mais intérêt Diourbel moo ñu ñor ñun ñëpp te tamit képp kuñ si tappal ndombal tànk ni ngay def tamit di dimbale jeunes yi tamit yàlla na la sunu borom gën a doole tamit ngay gën a jàppale jeunes yi surtout ndax ku dimbale jeunesse Diourbel vraiment amul pertement quoi ndax Diourbel ñëpp xam ne ni amul yenn ressources yi. y a beaucoup de diplômés jeunes yi diplômé nay bu baax ñii bëgg nay liggéey ñii dem nay ba ay di jàng mais mënatuñu ko ne seen jàng ndax faute de moyen donc képp ku siy def rek na ko def te jaamu si yàlla loolu daal laay dénk ñi nga xamante ne sunu borom dénk na leen ay ndombal tànk di wax tamit ci wàllum sport bi tamit nay gën a jàpp division bi nga xamante ne amoon na si ko si nawetaan bi ñu ko sunu borom suturaay ba nga xamante ne léegi ñëpp booloo nañ sunu borom tamit jàppalañ tamit si yeneen club yi ñoom jamono ñoom ñëpp vraiment di monter si yeneen division yi gën a jéeg Sonacos tamit yéeg première division ba nga xamante ne mu nekk Sonacos buñ ko xamee woon muy SAB. jëf kooku mooy Pa Abou Camara tey jii moom la woon dalaloon fii si këram seen émission noo ko dundee si seen télévision Moubarak TV la télé des valeurs ñu amoon mbégte bu yaatu nag tey jii fekk si woon ko fii dem waxtaan ak moom si sunu 23e numéro gannaaw ba dalalee kilifa yu nekk daanaka si diwaanu Njaaram yëpp moom aussi bokk ci ñi nga xam ne jeunesse bi yëpp dañ ko tàllal loxo jeunesse bi dañ ko jibu man leen ko tuddee sax le leader de la jeunesse diourbellois muy Pa Abou Camara ñu koy jaajëfal bu baax a baax di am mbégte bu yaatu si seen émission noo ko dundee ñooy yëg di waat ñooy lamb di daj di xam di xamale àdduna potu ndaal ku naan jot sa morom ndax lu tëgg tas waaye na tas si ba mu jotee waaye su neexee rek des si xol yi si caméraman bi ki nga xam ne moom mooy l'incontournable bu Gora Diallo si réalisation bi El Hadj Babacar Sall ki leen dem présenté émission bi di Cheikh le professeur asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu jërë ngeen jëf